waxtaan ci ponk yu bokkul bu ci njëkk ji après le vol chez Farba Ngom réflexion sur le pactole des hommes politiques sénégalais boobu mooy premier bi. Deuxième bi, Macky Sall serait-il victime de ses proches? Troisième bi, Abdoulaye Diouf Sarr, Marie Khemesse kiif Bouriko. Donc mu mel ne nekk na autant de points yu nga xamante ne war nga ko waxtaanee waaye ñu commencé rek ci après le vol de Farba Ngom réflexion sur le pactole des hommes politiques sénégalais. waaw pour def un petit peu une suite sax par rapport à ce que au sujet de masse par rapport ak difficulté yi nga xam ne moom la réew mi am et on se rend bien compte que ni les hommes politiques s'enrichissent toujours moo tax ma feelu sànq bi sàmb bi ma ko naan jar na xeex jar na xuloo parce que xam nañ ni bu ñu nekkee ci ay position de signature ils peuvent ñoom mën nañu gagner xaalis bu bari parce que xaalis bu lewul la gagner xaalis bu baree bari ndax dañuy am benn facilité li may woowee facilité de signature boobu moo leen di jox lu bari parce que il suffit juste nga jël sa stylo apposer ko une signature ci benn këyit benn demande pour nga am ay milliards au détriment justement des populations alors que xaalis yooyu ci population la de yaa ngi wax ndànk sànq la zone de Tivaouane bi nga xam ne dégg nga maam ñaata usine ñoo fa nekk usine de phosphate Sénégal constitution bi dafa am lu mu wax dafa ne les ressources justement les ressources du pays nan la ñuy waxee ressources ci olof meññeefu réew mi réew mi moo ko moom waa réew mi ñoom ñoo ko moom les ressources du pays appartiennent au peuple sénégalais et pourtant eh bien ressources yi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi da nga koy comment dire dañ koy jaay demal nga seeti nan la ñu jaayee ICS dem leen ngeen xool amuñu temps mais nan la ngeen xool nan la ñu jaayee ICS nan la régime Abdoulaye Wade transféré ICS à Indorama di nga comprendre ni ndeysaan xaalis bu baree waroon na mën a dugg ci hôpitaux yi ngay wax noonu waxuma la benn wala ñaari hôpitaux mais mun nga am hôpitaux ba nit ñi nga xam ne dañuy am yenn facilités yi parce que day am benn fonds boo xam ne dañ koy daj pour ñi nga xam ne dañu feebar am ay dialyse ñu leen di faj gratuitement parce que ci réew mi dëkk ci réew mi lañ juddoo te waruñu am ay problème mu feebar te ñu mu leen faj parce que seen dignité war na leen may ci réew mi ñu dëkk am fa ay ressources juddoo fa war fa am chance ressource am fa mu doon xaalis ñu war leen ci jox ñu mën ci profiter pour faj seen i soxla pourtant loolu amul li tax amul nag moom mooy en général c'est parce que justement dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo akimoo alal boobu ci réew mi monsieur Samb loolu il faut ngeen xam ko dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo téye réew mi yéen nan ngeen mën a comprendre ci réew mi ay borom homme politique mais dinañu xeex dinañu xëccoo jar na xeex jar na xuloo parce que xam nañu bu ñu fa toogee dinañu mën a am ñu facilité yu bari gis nga bu fekkoon ni yooyu yëpp amu ci kon du ñu xëccoo pour bu doon pour liggéeyal seen réew kese la liggéey seen réew kese rek te yàlla tax pour nekk jaamu réew mi loolu kon kenn waxatu ko kon du ñu jënd ay oto 80 millions ay nga doon ministre de la république nga koy am ñetti oto 80 millions ci sa biir kër juste parce que da nga nekk ministre de la république wala parce que da nga nekk directeur de société yooyu il faut ñu lijjanti ko mu ak ku mu mënti doon nag régime Abdoulaye Wade c'était pareil régime Macky Sall c'est pareil régime yi di ñëw c'est pareil tant que réglé wuñu problème mu transparence ci réew mi yow ministre de la république nga am na ay ministres yoo xam ne tey seen patrimoine kenn xamu ko c'est grave mais nan nga mën a expliquer nga nekk ministre de la république ñetti at di ma tabaxal kër gu am 1 milliard yow fan nga jëlee xaalis bi sàcc nga rek fan nga ko jëlee sàcc rek mais man bëgg man xam nga doon ministre man bëgg naa xam yow sa déclaration yow daaw 2021 ñaata nga fay oui ma jarul wër-wërlu ay sàcc lañu mais xam nga bi c'est évident mais xam non jaru ko parce que sàcc moo jëlee fi jàmbur ñu sàcc nag jarul coow mais c'est tout nga c'est tout gis nga li ma gën a metti mooy nga nekk courtier non daloon na denc ay milliards sa kër très bien daloon na ma dëkkee ñaam ñu wax ñu ne doomam ci boppam moo ko sàcc daloon na Pape Diop ay temps dégg ngeen ko ci ay doomam ñu tudd seen mais li gën a garaaw mooy gis nga suñu homme politique yi ni ko Aliou Sow waxee maanaam mënoo gis seen train de vie ni mu toll jamono ji ñaata oto la ñuy yor ñaata kër la ñuy tabax ministre bu ñu fal pendant 3 mois nga tabax château sàcc nga pour gën koo gàttal est-ce que comprendre nga xaalisu réew mi la ñu tibb di ko jëf ci seen mbir ay doomu président ngay dégg aux États-Unis ñoom ay appartement ay doomu ay politique ngay gis ñu taw oto yoo xamante ne à Dubaï fan lañ ko jëlee mais nag naka ngay mën a toogee yow nga ne dañ la sàcc 890 millions 90 millions xam nga 89 millions loolu war nañ ko rus wax ci réew mi ndóol
mais dund gaa ngi nii cher. mais amatuñ lu ñu lekk. mais moom bosam àll baa ngi nii naax saay. mais moom bosam ngay toog naan dañoo sàcc 80. mais parce que moom xamul tax ñu sàcc ko. fu mu ko jëlee mais moom bosam moo feeñ. fan la ko jëlee. dafa feeñ parce que xamul lu tax parce que dañ kaa sàcc moo tax moo feeñ. mais du moom kese. dégg ko lim la xanaa. sàcc bu ñu sàcc daal jarul coow mais ñoom ñëpp la. am nga koo tudd léegi nii. mais ICS boobu noonu li nga tudd léegi nii ancien ministre de la République. mais ICS boobu moom bi ñu koy négocier bi ñu négocier njaay mi ak waa Indorama. mais moom moo doon ministre des mines. waaw léegi mais ñooñu wax ma léegi ñooñu ci diggante bi ñu nekkee ministre ñooñu bi ñu nekkatul ministre bi ñu daanoo seen nguur daanu ba tey ñooñu lan la ñuy dundee ba tey lan la ñuy dundee loolu est-ce que dañ ko laaj xam nga man nga nekk ci réew parce que yow kilifa nga nekk nga ancien ministre wala ancien DG man ma doon doomu réew mi kii doon doomu réew ñun mënuñu xam yow ñaata ngay fay ci impôt ñaata ngay fay impôt daaw boo parce que boo ñu waxee ñaata ngay fay impôt daaw rek ñun ñu xam ñaata nga gañe man ne dinaa ko xam parce que xam nga lu tax parce que dañu war a xam ñun teg suñu bët ni yow mi da nga téye woon réew mi yow li nga dañu war a xam lan nga am dañ ko war a xam parce que yow gisuñu entreprise bu mais Sénégal yi gis un milliardaire boo xam ne ndeysaan fukki nit lay liggéeyal jabaram doomam cousin am jarbaatam ak benn xale bu ñu ko bu mu yaroon mais am ay milliards xamuloo ñaata nit lay fay xamuloo ñaata société la am xamuloo société ñaata lay fay xamuloo impôt yi xamuloo dara ci réew mi mais yooyu mais c'est normal que ay sàcc am gis nga lii nii fukki millions ak juróom-ñaar billahi wallahi taala bu fekkee ni amul man vraiment dama jaaxle xam lu tax parce que 17 millions de personnes mën nañ leen dundal ñuy lekk di naan di mandi bu fekkoon lépp jaar na yoon parce que xaalis kenn du ko witti ci garab xaalis dama fi ñu koy jëlee ci réew mi ci ressources yi wala ci ay impôt yooyu nag la ñu gisul fii kenn du fi fay kenn du fay dara da ngay négocier direction générale yi nga xam ne ñoom ñoo war a saytu affaire impôt yi ñooñu seen bopp ñoom ay milliardaires lañu waaye léegi lan la ñuy def lan ngeen bëgg affaire bi amul ay waxu kasaw ay nañ ko def ndànk ak nañ ko def machin gis nga ñooñu lay wax noonu wax dëgg gis nga loolu kii bi lu mbir mi la service néonatologie boobu mais xale yi mais fukki xale ak benn la man gis naa leen dañu xam c'est grave xam laa waxuma ay kii nii tëdd nii dañu xam ñoo xam ne seen bopp daal ñuul ko parce que mbir moo leen ñuulal waaw léegi ñooñu alarme bi mu ngi doon sonné alarme bi mu ngi doon sonné ñooñu fan lañ nekkoon kenn nekku fa moo tax ñuy wax waxu ressources humaines ni ñu organiser liggéey bi mooy ressources humaines ñi fay liggéeyee ni ñu organiser moo tax kooku bokk ci mars parce que nan lañ koy lijjantee ñan ana ñi fa nekkoon alarme buy yuuxu di yuuxu kii bi tàkk-tàkk bi même ci biir tàkk-tàkk bi alarme bi di yuuxu gis naa sax alarme bi gis naa ko sax non ma détecteur de fumier gis naa sax ni mu non dafa non gis naa ko dafa lemu dafa tàkk ba lemu c'est grave vous savez man du ma wax lu amul dama am lu ma naqari nag ci réew mi parce que réew mi ay nit yu bon fi nekk. dëgg la Aliou Sow doy na waar daal réew mi boo ko toppee nga baal ma foofu rek xam nga foofu dama yox lu ma koy interpellé gis nga tey jii ban ministre lañ fi wane d'abord Farba Ngom lu muy liggéey question lu muy posé rek Farba lu muy liggéey ba am benn aussi gëdd ci gouvernement bi bay bu discours amee ci ministériel mooy tax toog di wax beneen bi mooy ban griot du président mooy géwélu Macky dafa war a yor ay milliards beneen bi ban moom lañ fi gis ci campagne muy def ci campagne di sànni xaalis nii nit ñi daw di for xaalis bi loolu c'est insulter les Sénégalais Sénégal nag ngay gis ku liggéey sàcc ba am ay milliards ñu naan la bi lay sa ndey ko liggéey sa ndey sàcc la jur ngeen baal ma dëgg la l'argent du contribuable li nga xamante ne moo war a dem ci hôpitaux yi moo war a dem ci dundu Sénégalais yi moo war a dem ci leneen moom ngay gis tey ji ay ministre gardaajo ko paacoo alalu réew mi tabaxee ay kër tabaxee immeuble loolu mooy jur injustice sociale mooy tax ndaw lu taxaw am rancune taxaw ne maa ngi sama dëpp lu mënuma liggéey gindi agressé loolu mooy tax tey ji nit xool gis nit ku tekkul dara ay ab sagaru nit jékki-jékki yor alal guddul jeex di jënd askan wi ay camaas foog ñu woy ci beneen point Aliou Sow waaye nag mu mel ni suite logique lay doon parce que lii ñu énuméré fii yëpp est-ce que du moo andi guuta gi nga xam ne tey Macky Sall le président Sall ci la nekk donc ngay laajte est-ce que Macky Sall jamono ji nekkul victime ay proche am donc mu mel ni mën nañu ci énumérer tuuti ñu ci mel ni ki nga xamante ni moo di Moustapha Niasse Idrissa Seck ak ki nga xamante ni moo di Amadou Ba et autres ñenn ñi nga xamante ne tey dañoo àndoon ak moom président mel ni ñu leen wan ginnaaw waaye nag est-ce que du seen doxalin tey moo tax mbir yi demee nii ci réew mi. mais nit ki li nga am rek ngay duggee marché. Macky Sall lii la am te lii mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi ngeen leen di gis chaque jour. ñuy dund
nekk ceetu Macky Sall di buum di bumi di commander di organiser. di teg ay deal di def lu leen neex ci réew mi te kenn mënu si dara. te bu élection amee ñu boole leen ci ñi ñuy fal. bu élection jeexee ñu boole leen ci ñi moom xam ne moom Macky Sall am na droit jox leen ndombol tànk mu jox leen ay ndombol tànk. ñuy dérouler di dérouler. Abdoulaye Wade l'a fait Macky Sall l'a fait. Abdou Diouf l'a fait les autres l'ont fait. Mon problème dans ce pays c'est le système, la manière de gouverner, la mentalité des gens, la mentalité des populations. On est en réalité il faut ngeen xam benn affaire mooy ñun dañu bon. déet waay. ah ben si xamul tax parce que mais xamul tax parce que lii rek la mën a nekk yow. mais neel ñoom dañu bon. si mais xam nga non ñun parce que en général laa mën a wax. dëkk bi am na nit ñu baax. mais dañu bariwul bu ñu bari woon Sénégal du mel ni. dëkk bi nit ñu baax ñi bu ñu bari woon dëgg. baax waxuma ay kilifa yi diine yi. man dama ne baax ci xol. baax ne man rek damay liggéey sama réew. parce que dama bëgg ñu fexe ba am alal ci réew mi. ndax ñi di am dialyse di toog ci buntu hôpital Le Dantec amuñu 60 000 francs pour ñu dialyse war a dee semaine prochaine. man ñooñu lay xalaat ñi nga xam ne ñuy taxaw bëgg ay 15 000 francs pour jënd ay médicaments ñu taxaw jàkkaarloog pharmacie hôpital Le Dantec dañuy jàkkaarloog pharmacie bi dañu ne dem leen jënd médicament ñu ñëw mënuñu dugaat parce que mi ngi toog ci buntu boobu mbaar moomu nekk ci entrée hôpital Le Dantec mooy seen mbaar boobu nekk ci entrée yi dañuy toog parce que dafa jaaxle jàkkaarloog parce que demee pharmacie ne ko lii 12 000 lay jar te moom 9 000 la yor mu war a taxaw pour espérer nit romb mu ñaan kii 1000 francs ñaan kii 1000 francs pour mën a dajale mën a delluwaat ci pharmacie bi jënd mbir mi mën a duggaat ci biir hôpital bi pour faj ay mbokkam loolu mooy réew mi et ces gens là c'est ça qu'il faut enlever te pour loolu bu ay cooki nii wax gu bari manifestation moo koy dindi il faut que les gens comprennent que ni il faut qu'on soit solidaire que xaalis bi ñu am bu doonte 100 francs la ñu séddoo ko def ko dans les zones de priorité bu ci defee keneen ñëw continuer def la même chose waaye toujours ñuy nekk ci cadre boobu duñ ci génn il faut ñu dugg ci loolu waaye di ñu nax di ñu sonal ay élection ay machin ay kii moo am droit kii ñàkk droit yooyu yëpp ay kasaw la ce sont des faux types moi ce que je veux que vous nous mettiez sur l'angle de l'émergence de la solidarité gis nga nañu bàyyi suñu wax yi ay julli naa machin ay kurus ay koppati ay machin ay ñetti abdou di fëy yi fekk li ñuy wax dara lu si dëgg li ñuy wax seen xol nekku ci seen xel nekku ci nañu jël xaalis bi jox ko doomu aadama yi ñuy kontaan man bu ma gisee nit kontaan man amatuma problème parce que yàlla kontaan na ndax yàlla li mu lijjanti yépp nit a ci gën a am solo kon defar leen nit yi defar leen doomu aadama yi mais pourquoi vous êtes mauvais yow na nga mu ne taxaw dugg ci ay 4x4 di jël muy dem di jëli sa doom ci école bi 4x4 yow alors am na ay ñoo xam ne mais ba gi dem dama gis benn mbir ndaw si mi ngi ci embouteillage yi mi ngi toog nii ci embouteillage nii ñu ngi taxaw di xoolante di xaar feu bi rouge mu wàccee vitram génnee sarax bi jox ko xale bi def tànku neen taalibe bi waaye juróom-ñett ñaari at la am boobu mais boo xoolee tànk yi ndax tànku neen yi muy def xam naa tànk yi tànk kuy am fukki at ak juróom la ndax tànku neen mu génnee sarax bi jox ko taalibe bi yéegal vitram man ma gestu gis naa ay doomam ci ginnaaw solu ba rafet xam naa école la leen di yóbbu vous trouvez que ça c'est normal c'est pas normal waaye léegi man je suis président de la République je ne règle pas ce problème là très vite man loolu du amati daaw ba déwén xanaa ñu posone ma waaye dina ko def mais Aliou Sow régler ce problème est-ce que mën nañ ko limiter ci bu ji amee par exemple ñu limoger kii andi kële on a vu le cas de Abdoulaye Diouf Sarr est-ce que tey mën nañu attendre à ce que le docteur Marie Khemesse Ngom règle les problèmes yi nga xam ne directrice de la santé directrice de la santé mooy lan mooy presque ki topp ci ginnaaw ministre directrice de la santé au Sénégal ministère de la santé maanaam moom moo nekk ci wetam bras droit moo koy conseiller ñooy liggéeyandoo ñooy tegandoo seen i mbir pour mbir yi soi-disant mu dox solo ñoom ni ñu ko gisee waaw bu fekkee da nga daax ki ci kaw jëlaat ki ci suuf ñëw teg ko fi ban différence la am est-ce que vous pensez que ni ki nekkoon ci wetam xam-xam bi mu amoon yëpp war ko mën a jox waa ji xam-xam bi mu amoon yëpp war ko mën a jox parce que mooy une des premières collaboratrices ou collaborateur moom kooku xam nga bi mu ko doon jox yëpp bi mu nekkee ak moom pendant ñetti at pratiquement wala ñeenti xaw ma ñaata at Abdoulaye Diouf Sarr ci ministère de la santé waaw période boobu yëpp mu ko doon jox xalaat kooku wala moom dafa am ñu mu ko doon wax te waa ji du ko def parce que finalement moom bu ñëwee moom à la limite bi mu doon liggéey moom li mu amoon ci xam-xam yëpp jox na ko waa ji il me semble waaye léegi bu ko joxee waa ji moom ñu dàq waa ji léegi parce que politique bi doxul mais franchement qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que amul lu ñu maîtriser wul aussi mais est-ce que aussi parce que am na benn journal bu posé question bu doy waar est-ce que du ministre de transition juste en attendant élection yi ñëpp ñu mën a teg keneen question boobu aussi ça nous a fait réfléchir moi je pense qu'il y a un problème au Sénégal da ngay nekk am xam-xam bëgg a jox sa kilifa xam-xam mais doo ko mën a jox yenn saa yi parce que tout simplement xam nga lan moo tax parce que da ngay xalaat boo ko waxee yenn yi di nga ko merloo te dina la dàq te yow da nga war a sauvegarder say propres intérêts encore une fois l'égoïsme de l'homo sénégalensis Aliou Sow xam nga dogguma la foofu c'est terrible gis nga jaan moom bu la sonalee booba ngay dagg terminé le poisson pourri par la tête par la tête
di démission nangam ministre dàq nañu ministre nangam jaan ga la ñu war a sadis bopp bi la ñu war a dagg. gis nga jamono ji politique bi ñuy teg nii état bi nañ nangu ne dañu échec ci secteur yu bëri. enseignement baa ngi nii ñu ngi ci grève bu doy waar. santé mi ngi nii yëngu. sénégalais yaa ngi nii litre diwlin Aliou Sow ñaata lay jar. oh purée. ah saaku ceeb ñaata lay jar. mais foo askan wi jëm jamono ji bopp bi nëbee. léegi nag bopp bu nëb dañ koy dagg ca bopp. waaw léegi nag ci maanaam li ngeen di kii nii wax nii. bu bopp bi nëbee. kan moo ko wax a dagg. askan wi. waaw moo tax askan bi laay gis nga booy wax. noota dama ne. xam nga il faut que ñu def logique par logique. mooy loolu. tey jii bu dee comme da ngeen ne ca bopp ba foofu moom moo nëpp. c'est léegi nag yow mii xam nga loo mën a yow say responsable yaay xool yow citoyen sénégalais. c'est lui moom moo am droit maanaam sanctionné. maanaam dindi boobu balaa moo sanctionné il faut mu comprendre que ni. Aliou Sow dëkk bi ñëpp comprendre. non comprendre ñu. rapidement. Aliou Sow mënuñu toog xanaa kon génération damay jël génération par génération. je prends génération par génération. dafa am benn génération boo xam ne moom mooy c'est la génération des années 60. ñoom ñoo ànd ak kan Senghor ak Abdou Diouf. ba Abdou Diouf jeexal après mu am la génération de 80 waxam la génération de 2000. ñooñu am nañu si 2000 ñi fi nekkoon 2000 ñooñu ñoo fi nekk ba léegi ñooñu ngay gis noonu comprendre nañu li fi amoon ak li am léegi ni que y a aucun changement. ñooñu xam nañu. ces Sénégalais là ngay gis nii c'est eux qui sanctionnent ku ci nekk xam na des fois da ngay toog nii ak sa gars yi ñun ñu toog nii di waxtaan. da ngay dégg baat bi benn la. li fi amoon moo fi am waaw changé bu ba léegi. rapidement 30 secondes si jàng bis il faut nga xam benn affaire. xam nga bu ne man dama ne gars yi mënuñu comprendre xam nga la moo tax mënuñu comprendre parce que gis nga nit booy jiite boo ñemee def yenn yi c'est parce que da nga xam ne da nga ciy génn moom moo tax nga koy def. te ki la ciy génne mooy population bi nga xam ne moom mooy fal di falaat. moo la ciy génne moo tax nga am osé def loolu. gis nga bu Sénégal yi comprendre doon dëgg. Macky Sall lu ñeme ak Idrissa Seck li mu ko xas yëpp Idrissa Seck du ñeme ak li